asalaamaaleykum mbokki Prestige Thiès asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi ñu topp ci suñu 3w.prestigethies.com donc ñooy suñu mbokk internet yi di nuyu aussi téléspectateur Prestige TV yëpp yi nga xamante ni ñoo ñu safoo di ñu fàlle rawatina seen émission bi nga xamante ni mooy pàcc mi. comme ni ma leen koy waxee rek pàcc mi moom mooy émission bi nga xamante ni mooy leen di dem jëlali wér-gu-yaram nga indil leen ko ci seen biir kër ngeen toog kon tey nag ñu ñëwaat ci beneen anam tey nag ma am benn kàngam koo xamante ni waa Thiès defe naa ni suñu tuddee turam Thiès yëpp xam nañ ko du ku ñu wóolu te wóolu ko it su ma leen ko waxee léegi di ngeen xam ne li ma leen wax kon am na mu koy wax docteur Jean-Michel Ndione. docteur Jean-Michel nag ñi nga xam fii nga xamante ni mooy hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès mu nekk benn diabétologue nekk tamit chef de service du centre Diab Carmé donc moom xam naa dina ñëw bu baax ci li nga xamante ni mooy wund loolu nga xam ni mooy centre bi incha allah ci suñu biir waxtaan docteur ñi ngi am kontaante ak mbégte di la dalal suñu émission paj mi. waaw jërëjëf madame Camara man tamit kontaan naa trop si li ngeen déplacé wu ñëw fekk si ma hôpital. fas yéene jëlee li yóbbu ko nag ci kër yi nit ñi xam li ñuy liggéey nit ñi xam lan mooy diabète vraiment maa ngi kontaan aussi ci vraiment seen télé bi Prestige TV aw ma occasion di ko suivre lu bari mais ça me donnera justement l'occasion di ko def parce que xam naa ne Thiès am nañ fi lu mel nii et c'est dommage que ñu am lu mel nii ba pare duñ ko jariñoo loolu vraiment kontaan naa di kontaan aussi si li ngeen déplacé wu yàgg sa équipe madame Camara am vraiment mbégte indi sama contribution ci émission bi ngeen woowee paj mi. le plaisir est partagé docteur ndax ku ne xam ne ni yow kàngam nga kon nag docteur dañuy dem nga wax ñu d'abord kan mooy docteur Jean-Michel mu célèbre mu siiw mi ñu wóolu. waaw docteur Jean-Michel nag ñenn ñi dañ may wax ne man mooy musaan dégg docteur Jean-Michel dama yaakaar ne paa bu bijaaw man nag paa laa damaa bijaaw yu bareegul waaye nag paa laa nag parce que yàgg naa fi lool. mais sant yàlla parce que man la ma nekk Thiès waa di doomu Thiès juddoo nag Fatick mais màgge Thiès jànge Thiès jóge fi dem université jànge ji foofu dëkkoon caali gi yaakaar naa ñoo bokk koñ sax def sama étude primaire Daniel Brottier jóge fi dem lycée Malick Sy jóge fa dem université dellu si waat liggéey sama dëkk donc fii mooy sama premier poste te dafa mel ni daal fii laa fas yéene liggéey nag ba mooy àll traité ndax man dama nekk Thiessois te en vrai Thiessois moom ñun Thiessois dañoo xaw a siis ci suñu dëkk ba yaakaar nañ ne lépp daal Thiès daal lañ ko war a delloo si man daal loolu laa fas yéene def donc yàlla dogal nag may médecin di diabétologue spécialisé wu ci diabète depuis quelque temps ñu dénk ma service bi ñu tuddee Diab Carmé. Diab Carmé nag boo ko déggee mooy centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques donc lépp luy xeetu diabète ak feebar boo xam ne dafay laal xol bi ak ay hypertension yooyu dañ koy faj fi donc man ma nekk nag ki nga xam ne mooy toppatoo diabétique yi sama collègue di professeur agrégé professeur Alain Afangla di cardiologue ak docteur Nadia nekk fii ñu seq liggéey bi vraiment di fii def daal loo xam ne daal ñu ngi ciy sant yàlla ndax sànq rek maa ngi koy wax sama étudiants yi nga xam ne UFR santé lañ nekk maa ngi naan leen Diab Carmé de ñun dañuy tiitaru ndax dañu am déjà ay malade benn malade bu hospitalisé boo xam ne waa Mbour ko référé te seen centre de santé bi seen hôpital bi ci yoon hôpital régional lañu waroon di référé donc bu ñu demee bay référé fii ay malade cardiopathe ay diabétique hôpital régional li ñu référé ay malade dixième di ko def ak yeneen structure de santé je pense que sax la ci ñun te foog naa liggéey bi ñuy liggéey moo tax ñu jox ñu cër boobu vraiment ñu ngi ciy gërëm di ci sant ñi ñu wóolu ñi nga xam ne tax na ba ñu transfert ba ñu ñuy référé seeni malade daal te nag nii vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax madame. jërëjëf defe naa ni loolu du sax seen naataango médecins yi ñoo koy def mais askan wi ci boppam ñoom ñoo def seen tànneef te ku askan wi tànn nag nañ nangu ne yaa fi nekk kon macha allah yàlla na xam-xam bi yokk docteur. voilà docteur ñu nga nekk ci benn feebar boo xam ne yow mooy sa spécialité feebar boo xamante ni wax dëgg yàlla lëmbe na jamono aussi dëgg la lëmbe na jamono bu baax ñu koy wax diabète docteur lan mooy cause du diabète les généralités maanaam. xëy na balaa ñuy àgg ci cause yi gis nga diabète ni ma koy faral di wax man fuñ ma si woo rek
dama ciy sawar ndax ba ma dee nelaw sax daanaka jabet laay génn yàlla dogal nag vraiment mu doon benn spécialité boo xam ne ah ba may nekk jeune médecin la ma kii bi dugg daal mu mel ni leer ba mu dugg rek ma commencé di ko bëgg mu may neex depuis ba may nekk médecine commencé faj ay diabétique ba yàlla dogal ma am opportunité dem spécialisé wu fële Montpellier dellu si waat vraiment ma jële ci nag xam-xam bu bari daal yàlla jàppale mu ci bu baax a baax ba ñu toog fii tey mën a waxtaane feebar boobu nga xam ne moom it lëmbe na àddina Covid la ñuy wax waaye diabète li muy def yaakaar naa ne sax moo gën a sax graaw feebar bi parce que Covid xëy na dafa mel ni lu explosé nii moo tax nit ñi ragal ko nit ñi di ko xalaat mu mel ni dafa tëj lépp mais diabète moom daf fi yàgg am lu mu fiy def depuis longtemps diabète pour jox la une idée rek ci li muy faat ci nit ci àddina bi boo dajalee sida li muy rey ak tuberculose ak palu boo leen dajalee ñoom ñëpp diabète li muy rey ci nit moo ëpp diabète daanaka minute bu ci nekk am na koo xam ne dagg nañ tànkam ndax diabète biñ fi toogee léegi biñ commencé naam yàggul mais nag boo calculer ne minute bu nekk ci àddina bi am na ku ñu dog benn cëram ndax diabète rek bari na bari na benn nit sax bari na li ci loolu nag waxtu bu nekk am na ku dugg dialyse ndax diabète daanaka 30 minutes yu ci nekk am na ci koo xam ne def na infarctus ak yeneen ay statistiques yoo xam ne buñ toogoon fii di ko lim sax nit ñi dinañ tiit ba ni ñu ragale Covid boo moytu dinañ ko gën a ragale diabète mais nag li tax mu yéeme mooy ne diabète boo ko xaymaa ci àddina bi amoon na ay temps dañ doon wax ne li fi ne ci limu diabétique xëy na ay 300 millions la mais experts yi xalaat nañ ne fii ak horizon ay 2030 2035 dina ko doubler ba tripler ko te li tax mu gën a yéeme mooy ni muy dal ñi ci ëpp ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a néew doole lu demee ni ki Sénégal ñooñu lay dal te ay adulte jeune lay dal diabète boo ko xaymaa en termes de dépenses de santé c'est 1/10 des dépenses de santé mondiales loolu bari na te ni ma ko waxee sànq adultes jeunes yi lay gën a dal surtout dans les pays les moins avancés les pays qu'on appelait avant sous-développés donc da ngay ñëw ci kër fekk nga xam ne moom la ñu yaakaar di soutien de famille diabète dal ko daaneel ko ba nga xam ne yaakaar bañ amoon ci moom ñëpp ay tas parce que dana dem ba am yenn complication yoo xam ne dana tax ba xëy na lañ amoon ca moom yëpp yaakaar tas moo doon indi dépense moo daan def yëpp diabète daal ci gàttal mi ngi noonu nekk na loo xam ne moom foo ko natt rek weesu na foofu weesu na ko alors cause yi nag moom amu ci loo xam ne mën nañ la ne lii dañ ciy teg sunu loxo jàpp ne lii mooy joxe diabète dafa nekk ay facteurs yu bari yoo xam ne ñooy dajaloo ba joxe li ñuy woowee diabète ñu tudde leen ay facteurs de risque ou facteurs favorisants nee nañ boo dundee ba am ñeent fukki at rek déjà jëm kaw vous êtes exposé au risque de devenir diabétique parce que yenn comportement yi nooy gën di gudde fan ngay am yenn comportement à risque yoo xam ne mooy tax nga doon diabétique bokk na ci ñàkk activité physique bi bokk na ci lekk un peu n'importe quoi lekk graisse gu bëri lekk suukar su bëri ba pare am yaram te xam nga nee nañ yaram genre critère de prospérité la. waaw sur le plan social. naataange. waaw nit koo xam ne. jong def jongoma. mi ngi noonu nag ñu ne nag mais nag gis nga soxna si bu ñu waxee obésité daanaka xam nga bu ñu waxee obésité jigéen ñi la ñuy njëkk a xalaat mais jigéen ñi xeetu obésité bi ñu am xeetu obésité la boo xam ne li ci ëpp ci ndigg li lay tàmbalee jëm suuf. ñun africain nag loolu ci suñu critère de beauté la bokk ci jigéen wax dëgg yàlla parce que jigéen moom am na nu muy war a mel am na nu muy bindoo bu melee ni man mii moom bu doxee kenn du ko xool kenn du ko gestu wala man voilà donc am na nu muy mel xeetu obésité boobu complication yi muy indi ay complications mécaniques lay nekk maanaam tànk yi mooy metti ndigg liy metti cheville yi di metti dana dem ba am yenn âge yi dootul dox rawatina bu demee ba ménopause ay yaxam dootul dëgër parce que day fragile dootul am calcium bu doy
muy commencé am ay arthrose ak yu demee noonu ba tax ba complication yooyu la xeetu obésité bi dal jigéen ñi di jur. obésité bi nga xam ne nag moo jara tiit moo jara ragal mooy bi nga xam ne ci ndigg li lay jóge jëm kaw moom la ñuy woowee obésité androïde nga xam ne góor ñi lay faral di dal maanaam ñi nga xam dañuy am soxna am ci kenn ba ñaar ñuy rivaliser naan man de sama soxna ñaa ngi may toppatoo ñu ngi may. biir bi di jolle biir bi génn rek. graisse gi dajaloo graisse googu nag mooy indi li ñuy woowee insulinorésistance boo déggee insulinorésistance graisse googu mooy dem ba nga xam ne li ñuy woowee insuline dinañ ci dëkk ci kanam li ñuy woowee insuline nga xam ne mooy dimbale suukar si pour mu dugg fi muy war a dugg ci yaramu nit ba yaramu nit ki jëfandikoo ko insuline boobu bunt yooyu muy war a ubbi dootu ko mën a ubbi parce que graisse gi moo koy tëj moom bu ñëwee bëgg a ubbi dootu ko mën a ubbi parce que graisse gay dem toog foofu bu ko jéemee ubbi du sotti donc suukar si dootul mën a dugg donc c'est pour venir un peu ci li ñuy woowee physiopathologie bi de manière très simple insuline dafa nekk benn xeetu ndox boo xam ne li ñuy woowee pancréas moo koy xelli pancréas nag ñenn ñaa ngi naan gàddaam la tudd ñu dégg olof bu baax nee nañ kuréndéem la tudd xamatuma daal pancréas boo ko xoolee daal dafa mel ni res comme res la bintoo gën ko tuuti nag xaw a nooy nii mooy xelli ndox boobu ñuy woowee insuline te insuline li muy liggéey ci nit dafay dem ci buntu cellules yi maanaam cellules yi dafay mel ni ay xeetu moteur yu bari yu ndaw yu nekk ci nit yoo xam ne mooy tax cette machine nga xam ne mooy organisme yaramu nit moteur yu ndaw yooyu moo ko constitué mooy tax muy dox mooy tax nit ñi mën a déplacer wu nit ki mën a def yeneen donc bu mu ci doon rek dafa am lu muy soxla pour dox dafa am carburant bu mu soxla pour dox mooy glucose mooy suukar bi nekk ci ay ceeb ak ay cere ak ay mburoog yu mel noonu xeetu suukar boobu moo koy dundal moo koy tax a dox pour mu dox nag faaw insuline bi nga xam ne pancréas bee koy xelli ñëw ubbi bunt yi suukar si war a dugge pour mu dugg ba àgg ci biir moteur bi mën a dox mën a tourner léegi nag nit ki bu amee diabète graisse googu ma lay wax mooy tëj bunt ya dem toog ci serrure yi nga xam ne fa la insuline ba waroon a dugg c'est insuline bi dafay mel ni caabi waroon ko ubbi du ko mën a ubbi nag mu am jafe-jafe ñu tudde ko insulinorésistance jafe-jafe boobu tax ba suukar si fa mu waroon a dugg dootu fa dugg bu ko defee suukar si day des ci deret ji di circuler nit ki continuer di lekk suukar reste bi nga xam ne moom normalement suukar si bu ëppee da ko war a tibb denc ko boo ko soxlaa mu delloo la ko comme ni ngay def boo mësaana woor ak yooyu boo xëyee lekk journée bi nga utiliser li nga jotoon a xëddee mais balaa ngoon la nga xëdde woon jeex foie bi dafa waroon la mu dencoon mu delloo la ko nga koy utiliser ba heure ndogu jot noonu la waroon a dem malheureusement nit ki boo amee diabète insulinorésistance bi dafay laalaale res bi bu laalee res bi nag moom dootul comprendre ne suukar si ëpp na war naa ko mën a jël denc ko parce que kaka ko waroon a yëgal mooy insuline bi jóge ci pancréas bi moo waroon a ñëw fëgg ci ay buntoom ne ko kat jógal suukar si nekk ci biir deret ji ëpp na jëlal nga dencal ko nit ki bu ko soxlaa nga delloo ko gannaaw amul insuline bi déjà manqué na insuline ba aussi bu ñëwee jéem a ubbi mënu koo ubbi reste bi day jàpp ne amaana suukar dafa manqué parce que bu doyoon ba ëpp danañ ma ko yëgal ma jël ko denc ko waaye buñ ma ko yëgalul rek xëy na dafa manqué kon il faut ma wut samay pexe defar suukar pour mu bañ a manqué te fekk na déjà suukar si ëpp na donc moom mu ñëw yokk ci li fi ne nit ki continuer di lekk suukar si di gën a yéeg ba pare suukar sa fa mu war a dugg mënu faa dugg bu fa mënta dugg nag dafay nekk ci deret yi di yéeg looloo yéegal taux suukar bi ci biir deret looloo koy yéegal ba tax nit ki am diabète léegi nag bu suukar si baree comme machine bi foog mu continuer tourner te mënul jot ci suukar si graisse gi lay jël bu jëlee graisse gi ne ci nit ki loolooy tax diabétique bi di jeex diabétique bi li muy maigrir noonu da koy ngecc su graisse gi ne ci bi mu dencoon en réserve moom lay utiliser mu mel ni ki nga xam ne moom da daan toggee gaz jotul ci gaz bi mu dencoon këriñ tibb këriñ gi nag di ko jëfandikoo réserve bi nit ki aussi moom gazam maanaam la mu daan toggee di ko ñulugeeg di ko toggee mooy suukar bi
suukar si nag bu ci mënul jot graisse gi lay jël jëlee graisse gi nag loolu koy tax a ngi saan di jeex donc diabétique yu bari loolu moo tax ça nous permet de faire une petite transition dem ci symptômes yi si ñi dinañ ci dellu si waat mais ci gàttal daal diabète moom looloo ko indi ñàkk activité lekk un peu n'importe quoi graisse gu bari jël poids tax ba graisse googu nag nekk ci biir yaramu nit ki rawatina graisse gi nekk ci biir bi dem ba fat fi nga xam ne foofu la insuline bi waroon a fixé wu pour ubbil suukar si mu dugg fi muy dugg fatt ko ba suukar si dootul mën a àgg fa muy àgg du coup dafay des ci deret yi taux bi yéeg loolu lay diabète voilà donc signes yi comme ni nga ko laajtee sànq noonu signes yi li ko indi mooy nit ki déjà suukaram bari na mais comme mënu cee jot dafay jël graisse gi loolu koy tax di jeex donc diabétique bi en général bu suukar si demee ba toll ci yenn kii dafay commencer jeex. donc kon docteur ñu tënk tuuti ci nga xamante ni mooy cause yi gis ngeen ni ko docteur waxee defe naa ne loolu leer na naññ ni cause yi man li ma ci gën a jàpp rek mooy surtout excès de poids bi parce que foofu aussi nekk na loo xamante ni sonal na parce que ñun sénégalais dañuy bindee ni que boo nekkee ci néegu sëy par exemple. boo demee sëy benn weer ñaari weer gisuñu la sax nga xaw a rondeur yi génn sax ñu ne la ah yow sa est-ce que sa sëy neex na say waajur bu jigéen sax moo leen njëkk laaj wala sa entourage kii de sëyam neexul donc dañuy dem ba nga xamante ni ñun suñu culture dañ ciy dugal li nga xamante ni mooy am yaram maanaam il faut que ñu jigéen bi muy fees mais ci li am importance aussi ci li bees tamit li ñu war a xam mooy feesaay bi bu tàmbali ki ci suuf tàmbali ko ci ndigg li jëm ci suuf loolu sax du c'est pas méchant parce que loolu dafa bokk ci li nga xamante ne day taaral jigéen mën nañ nga mais li bon mooy mu jógee ci ndigg li jëm ci kaw maanaam fexe ba nga xam ne kaw gi ëpp sax suñu suuf donc loolu aussi jigéen ñi aussi war nañu tam am benn éducation boo xamante ci seen yaram ñu mën di ko corriger de temps en temps bien vrai que rek dañoo war a jongama mais jongama aussi na ànd ak wér gu yaram kon docteur loolu moom am na importance trop bëggoon naa ñu loolu moo taxoon ma dellusiwaat vraiment ci côté boobu parce que dafa nekk loo xamante ni daf ñuy sonal ayca kon docteur léegi ñu dugg ci li nga xam mooy symptômes yi. symptômes yi mooy signes yi daal maanaam ki nga xam ne dafa am diabète li nga xam ne bu ko yëgee ci yaramam war a yaakaar ne am na diabète mooy li ma la wax noonu dafay jeex lan moo koy jeexal c'est parce que suukar si mënu cee jot donc graisse gi mu ëmb moom lay jëfandikoo looloo koy tax di jeex benn ñaareel ba dafay tuur ndox lu bari même bu naanul ndox dafay tuur ndox lu bari. lu waral loolu c'est parce que suukar si bu nekkee ci deret ji ba am bee yàgg benn taux bi benn niveau bi dafay mel ni ngay duy sa lavabo ba mu fees rek am na benn bën bu ci nekk boo xam ne ñu bari duñ ko seetlu bu nekk ci lavabo bi ndox mi bu fa àggee dafay jàll pour mu bañ a fees. ba loolu dafa lay jaar moom la ñuy woowee trop plein. trop plein voilà trop plein wu suukar bi ci biir deret ji nag day jàll ci saw mi léegi nag bu jàllee ci saw mi gramme suukar bu jàll ci saw mi dafay yóbbaale ndox. gramme bu ne dina yóbbaale liitaru ndox ça veut dire que nu suukar si gën a bëree ci biir saw deret ji plutôt ba jàll ci deret ji rek dafay yóbbaale lu toll noonu ci ndox looloo tax nit kiy saw lu bari looloo koy tax di saw lu bari xam nga ñenn ñi léeg-léeg nga ne leen ndax da ngay faral di saw lu bari ñu ne la waaw li may naan moo bari dañuy jaawale ki nga xam ne day faral di naan lu bari tax muy tuur ndox lu bari ak diabétique bi nga xam ne bu naanul sax dafay tuur ndox lu bari. parce que la koy tuurloo ndox lu bari ñu ngi koy woowee diurése osmotique maanaam suukar sa muy génne ci sawam muy yóbbaale ndox mi looloo tax muy saw lu bari léegi nag boo sawee lu bari da ngay mar da ngay manqué ndox. il faut nga naan nga mar foog nga naan. kon diabétique bi dina bari moom li muy déshydraté. ñu ngi noonu nag bu naanul dafay déshydraté mooy indi yenn complications yi donc beneen signe bi mooy saw mu bari mi ak la muy indi mooy naan bu bari bi. léegi nag bu fekkee da ngay tuur ndox lu bari di tuur ndox ma ànd ak suukar bi di énergie boo xam ne da nga koy perte moo lay tax tàyyal mooy asthénie seen suukar bu yéegee yenn suukar yi dañuy tàyyal nagam xaw a néew doole daal donc yooyu mooy signes yi nga xam ne ñaareel nit bu ko yëgee ci yaramam rek mën na njort ne dafa am diabète mais nag dañu warul réere mbir mooy c'est pas parce que yëgoo dara sa yaram rek amoo diabète mën ngaa am diabète te doo yëg dara sa yaram signes yi dinañu feeñ dinañ commencer fës bu suukar si demee ba àgg ay 3 grammes tant que yaa ngi yam ay 1 gramme et quelque ay 2 grammes mën ngaa bañ a yëg dara ci signes yi ñuy wax à la limite même jeex gi ñuy wax sax doo jeex nga yaakaar ne kon man dara jotuma
dañ ma ne dama am diabète tey man yëguma dara sama yaram donc jarta dara jotuma en réalité bu taux bi demee ba àgg yenn taux yi lu weesu ñaari gramme ak lu teg ba ñetti gramme ci la nit ki commencé di jeex di saw lu bari di naan lu bari ba pare tayal waaw yooyu daal mooy signes yi nga xam ne moom ku ko yëg sa yaram njortal ne am nga diabète mais képp koo xam ne sa famille li ñuy woy apparenté au premier degré sa papa sa yaay sa rakk sa mag koo bokkal ndey ak baay waxuma nag famille élargie famille africaine yooyu nga xam ne bu dee sama mbokk maamaat waaw nga xam ne ñoom amuñu cousin cousine dañu naan frère sœur la waxuma loolu mais koo xam ne yéen a bokk ndey ak baay ku ko ci am wala sa papa am ko wala sa yaay am ko yow boo yëgul dara sax boo amee ñeent fukki at jëm kaw mën nga am diabète cela ne veut pas dire que nag da nga koy am obligatoirement mais mën nga ko am te doo ci yëg dara waaw te doo ci yëg dara waaw loolu moom defe naa ni leer na naañ kon boog naan yu bëri borom saw yu bëri koo ci xam bul xaar sax ñu naan la da ngay gis diabète demal nga seeti ji kër docteur def naa loolu moo gën a wóor ñeent fukki at daal jëm kaw am yaram sa yëngatu demewul noonu nga am hypertension maanaam sa tension di yéeg ngay tux wala am yenn facteur de risque cardiovasculaire yi nga lëkkale leen boole leen boo amee ñeent fukki at jëm kaw daal war nga at bu nekk nga dem seetal sa suukar. mais docteur lan moo indi souvent dañuy gis ku am diabète rek je n'ose pas dire waaw je n'ose pas dire forcément mais day am tension wala ñu ne lan la beneen bi sax ay insuffisance rénale waaw xam nga seen diggante quoi. waaw diabète ak tension moom daanaka ñoo bokk ndey ak baay. diabète ak tension ñoo bokk ndey ak baay parce que ñoo bokk fa ñu sosoo. fa ñu sosoo mooy insulino-résistance boobu ma lay wax. ñu ngi koy woowee syndrome métabolique. syndrome métabolique boo ko déggee ci tubaab mooy ka nga xam ne am na yaram am na hypertension wala chiffre tensionnel am mi ngi commencé yéeg am na problème mu cholestérol graisse gi dem na ba fatt. fi insuline bi waroon a dem mooy insulino-résistance bi nga xam ne mooy jur maanaam mooy lal bi nga xam ne ca la diabète bi tëdd ca la hypertension bi tëdd ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk lal foo fekk keneen kaa ngi jonkan di ko xaar bu ñu àndul ñoom ñaarit yàgg keneen ka dana feeñ voilà dana feeñ donc looloo tax ku ci am hypertension tamit di def léeg-léeg koo gis rek na ko yow seetal ma sama tension yem foofu loolu pratique la boo xam ne dañ ko war a bàyyi normalement boo amee hypertension boole ci yeneen facteur de risque yi ba pare sa famille am ñu fa am diabète war nga at bu nekk nga def bilan boo xam ne seetaale nañ ci suukar si pour natt ko ba xam ndax yow am nga diabète am déet waaw parce que yàgg fa la jëm bon yaa ngi wax sànq problème cardiaque ak maladie rénale chronique insuffisance rénale yooyu ci ay complications la yoo xam ne mën na juddu ci diabète ak hypertension artérielle boo demee ci centre de dialyse yi gën a mag enfin même tous les centres de dialyse la fa ëpp ci patients ya fa nekk ña fa nekk ay diabétique lañ parce que diabète rein yi dafa nekk bokk ci organe cible yi nga xam ne moom diabète mën na leen laal hypertension mën na ko laal te ñoom ñaar bu ñu àndee nag ay saay-saay lañ damay faral di wax sama maladie ma leen ne 1+1 égale ñaata dañ may xoolaat dañu naan waa mais kii moom daf ma teg dof wala lan la 1+1 xale bi doo ko judd sax boo ko laajee dina égale 2 man leen du 2 de ñu ne ma loolu nu mën a nekkee ma ne leen diabète ak hypertension bu ñu àndee ñaari saay-saay la yoo xam ne seeni pexe weesu na pexe ñaari saay-saay dana ëpp 2 dana dem ba 3 maanaam le risque cardiovasculaire dañ koy multiplier par 3 au lieu ñu multiplier ko par 2 def ko 1+1 égale 2 day mel ni ko multiplier par 3 d'accord risque bu gën a élevé bu ñu waxee risque cardiovasculaire nag mooy risque bi nit ki am pour def AVC wala wala complication cardiovasculaire bu grave bu demee infarctus du myocarde yu mel noonu li ñuy woowee crise cardiaque donc 1+1 bu boobaa dafay ëpp 2 parce que nit ki risque ba muy courir ñaari saay-saay yu lëkkaloo la yoo xam ne moo ëpp lu ku ci nekk bu kii indi woon kii indi ñu boole seen ñaar yi dina ko weesu. très bien defe naa ni émission bi ñu ngi leen di fàttali rek ñu ngi ak docteur Jean-Michel Ndione nekk diabétologue fii nga xamante ni moom mooy ci hôpital Saint-Jean Ndione nekk fa chef de service du centre Diab Karmé donc moom la ñu dalal tey suñu émission paj mi ñu continuer di wéy rek docteur bi ñu xamee li nga xam ne mooy signes yi ku wax signe di nga wax xanaa ne traitement moo tax ñu naan docteur traitement diabète. waaw léegi xëy na balaa ñuy àgg ci traitement bi dañuy wax tuuti wax na junj nañ ko sànq complication yi moom diabète moom foo ko natt rek weesu na foofu foo ko natt nag weesu na foofu
sama mbokk diabétique yu góor yi nag laay waxal ndax ñoom léeg-léeg ma leen bëggee tiital pour ñu faju dama naan leen bu ngeen fajuwul li sama góor ga waxoon ne sama soxna yi ca nekk kër gi ku ma ci yónneeti dootul dem ba ma ko waxee man xaw ma li muy wax lan la man séeréer laa sama docteur nga ne sama soxna yéen sama ñetti soxna yi ca nekk ca kër gi ku ma ci yónneeti dootul dem man ne ko lu waral loolu doo seen jëkkër sañ nañ nga yónni leen ñu bañ ñu ne kër gi ket daa doxatu te daa comprendre nag ma ne sama góor gi am na problème dëgg la te nag 80% boo jëlee téeméeri diabétique yu ne diabétique yu góor bu ñu fajuwul juróom-ñett fukk yi am nañ problème mu sëy kooku nag musiba la loolu moom góor moom ko yónni du dem koo yónni dootul dem donc loolu raison la boo xam ne rek déjà war na tax nit ñi faju te looloo gën a néew nag ci complication yi nga xam ne diabète mën na koo jur ndax diabète bi mën na yàq cœur bi indi crise cardiaque te particularité diabétique bi mooy mën na def crise cardiaque te du yëg dara ci yaramam mooy diabète nit ki nga xam da ngay jékki-jékki ñu ne fii la nekkoon léegi di waxtaan jékki-jékki na daanu dee waaw kooku lu ko jotoon ñoo nekkoon téléphone ñoo doon waxtaan léegi nii c'est parce que dafa am diabète il a fait ce qu'on appelle une dénervation cardiaque am yenn complication yi def crise cardiaque dee te dara du ko metti parce que neer ya nga xam ne ñooy commandé cœuram ba tax bu mettee mu yëg ko neer yooyu la diabète bi rey ba moom bu dënnam cœuram du yëg metti voilà même neer yooyu nga xam ne ñooy commandé tànk yi ñooy tax ba diabétique bi mën na dem ba tànk yi diabète bi rey sidit yi ba mën na gaañu ba mu infecté du ko yëg loolu lay indi amputation yu bari parce que bu amee pied diabétique dana dem ba infecté laal yeex bi te sidit yi nga xam ne mooy dundal deret mooy indi deret yi war a dundal suuf yi ba yax yi enfin ba muscle yeeg yax yeeg yooyu continuer dox sidit yi day fatt ba dootul mën a dox bu yàggee amputation day indi gis nañ fi diabétique yoo xam ne dañ doon dem fenn dem taxaw daal yi simmeeku ñu dem dugg oto ba àgg fa ñu jëm ne waa samay dàll fu ma ko wàcc c'est parce que diabète bee rey tànk yi te rey plutôt siditu tànk yi ba yëgatuñ. du sentir dàll dàll bi mën naa simmeeku ba dem. gis nañ fi diabétique di jaaru sedd bi. ba lakkalu ma ni teg sa ànd bi kay teg ci tànk yi ba naan waaw kii lakk kii wàjj yàpp bi ci biir fii moom ku mu yàpp baa ngi xëm fekk tànk yi xëm. waaw Moussa moom diabète garaaw na de. musiba la. gis nañ fi diabétique boo xam ne dox na pont jam ko wala épingle jam ko ba réer ci biir tànk bi. te kenn du ko yëgu ci dara 2 jours après mu jékki-jékki tànk yi tooy nii mu gis. te docteur xam nga lu ma ci metti xam nga bu ñu paree ñoom du ñu gëstu ne lii diabète bi la. dañuy naan ay rab laak ay dañ koo liggéey ak dem ca garabu olof ya maa mën nga c'est que loolu moo ci danger bi aussi. bay coow li nag dinañ ci ñëw ci traitement bi. donc complication yi loolu ci la bët yi ci la. xam nga onchocercose dañuy wax ne mooy ëpp li muy gumbaloo nit. mais boo jëlee àddina bi ñiy gumba ndax diabète moo ëpp. li ngay gis sax ku def cataracte te amul âge bu mu waroon a defee cataracte mais li mu am diabète bi yàgg ci moom moo tax mu teel a cataracte. diabète dana dem ba laal bët bi ci biir moo tax chaque année ñuy defloo nit ñi li ñuy woowe fond d'œil seet bët bi ci biir est-ce que diabète bi commencé na ko laaj même boo amul problème il faut ñu seet ko parce que moo ëpp li muy gumbaloo ci nit ñi. hypertension bi ñu wax sànq diabète bu yàggee dina fatt dañuy wooye aorte mooy sidit bu mag bi gën a mag sidit bi gën a mag bi jóge ci xol bi dem ci yaram bi yëpp dana ko fatt ba indi tension donc tension bi mën na nekk complication diabète ni ñu ko waxee sànq problème mu rein diabète bi dana dem ba laal rein yi mais am na nu nit ki di fajoo di respecter traitement am di def bilan am at bu nekk ba tax complication yooyu yëpp ci am dara AVC ci complication yi la bokk parce que sidit yi jëm ci bopp bi lay fatt ba nit ki def AVC bu njëkk bu ñu mësaan def AVC dañu naan tension bee ko jàpp. tension bee ko daane ñu jàpp ne AVC rek égal tension alors que diabète mën na ko def ak yeneen daal loo xalaat daal moom même nii di seere nii wala boo lekkee du rees diabétique bu yàggee mën na bu lekkee du rees wala di constipé fu mu toll wala di génne ngelaw lu bari ak yeneen yoo xam ne après maaman yi lan la ñuy wax ne nañ ay nan la tuddati ndoxum siti la ay hémorroïde interne nag di wax n'importe quoi ginnee la duggal ginnee lu kenn xamul fekk diabète bee def loolu donc complication yi daal moom bari diabète garaaw na diabète moom garaaw na diabète garaaw na mais nag gis nga boo ko respecté def li ñu la wax yàlla mën na la cee suuf. ay kon ci respect boobu rek. ñu xuus dugg ci traitement bi kon prise en charge bi. man am na lu may faral di wax sama étudiants yi man ne leen
man prise en charge diabète dama ko tuddee l'arme de l'équilibre. arme ku ko dégg xam ne mooy ngànnaay. arme bu matee dara manqué wu ko li nga ko soxlaa dina la ko mën a jariñ mais bu amee lu ci manqué rek la nga ca bëggoon dootoo ko am. lu tax arme parce que A bi dama ne activité physique la te activité physique ci traitement bi la bokk bu ñu waxee activité physique nag waxuñu sport forcément déedéet activité physique yow mi nekk ci kër gi liggéey yow mi nga xam ne da ngay faral di dox régulièrement yow mi nekk ci chantier bi di liggéey loolu activité physique la liñ ci nemmeeku rek liñ ci bëgg rek liñ ci namm mooy nga def ko de manière régulière. Il faut que ce soit progressif. Même constance quoi. Oui, une activité physique régulière, progressive et d'intensité modérée. Loolu la ñu wax. waxuñu nga mel ni kuy def compétition di rey sa bopp. boo mënee am 30 minutes de marche ñaari fan yu ne baax na bu ñu waxee marche nag xam nga olof day faral di wax doxantu boo waxee doxantu sa xel dafay dem ci dox ndànk temp ndànk te waxuñu loolu doxantu bi ñu wax dox bu dëgër la. ñaq ba nga xam ne booy dax sax dañu naan waaw kii moom waa jàmm moom waa xom yi metti na mais nag demal te nag activité physique lu tax mu am solo mooy activité physique amul daanaka contre-indication amul loo xam ne nee nañu lii tax na ba nit ki warul def activité physique parce que activité physique bu ci nekk dafa war a adapté par rapport à âge u nit ki sexe bi besoin wu nit ki yooyu daal ci lañ koy adapté mën nga sax feebar am yenn xeetu feebar yi am activité physique boo mën a def voilà mais il faut simplement que activité physique bi nekk loo xam ne da nga koy def tout en te faisant plaisir waroo ko dund comme une contrainte parce que bu fekkee dañ la obligé nga def ko sinon stress lay jur. mu ngi noonu stress lay jur te doo ko def. dëgg la man mii Thiès waa boo xëyee suba ne ma nee nañ la natation est un sport complet léegi nag il faut nga dem base. waaw. parce que militaire la di fu féey foofu problème lañ may indi parce que du ma dem nu ma féey da ngay waxtaan ak nit ki conseil ko activité physique bi nga xam ne moo gën ci moom adapté moom nag mu tànn la ko gënal di ko def li nga xam ne daal moom la ñuy déconseiller comme activité physique rawatina bu dee sport la c'est les sports de combat kooku surtout yi nga xam dañ lay jox ay coups yooyu mën na entraîner un décollement de la rétine donc sport yi ànd ak ay dóorante non boo jabetee waroo gaañu judo sax moom du ay amul dóorante mais ay boxe ak ay làmb voilà yu dóorante yu metti yooyu kooku daal lañ déconseillé sport yi nga xam ne aussi il est conseillé ñu def des sports collectifs nga xam da ngay nekk ak ay nit pour boo amee ay malaise ñu mën la wallu mais sport solitaire nii dox yow kese ci àll bi kooku tamit wóorul boo amee diabète di jël yenn xeetu traitement yoo xam ne sa suukar mën naa wàcc yenn wàcc yu ëpp yi baax na boo ko dee def nga ànd ak ay nit voilà le fait que ngay ànd ak ay nit sax da lay motiver parce que bis boo toogee ne du ma dem dañ lay jël si ne la booy jógal ñu dem man nii di wax ak yéen moo tax sànq baa ngi naan ñenn ñi dañu naan dañ foogoon ne ab paa la man paa laa mais nag li ma tax a mel nii activité physique chaque jour lundi mardi jeudi 6h15 laay ànd ak sama ay xarit am ñaari grand yoo xam ne ay retraité lañ kenn ki enseignant la bu retraité keneen ki c'est un policier à la retraite ñu jël suñu vélo def 16 kilomètres doog a xëy le matin laa la wax de lu mu sedd buy taw sax dañuy dem keneen ki docteur ba di gynécologue dafay taal otoom jógee Mbour 3 ñëw ba sama kër caali gaare otoom ñu génn ànd ak suñu ñaari grand def 16 kilomètres 8 aller 8 heures doog a liggéey donc pour wax la rek importance su activité physique foo ko natt ci njariñam rek weesu na ko donc activité physique comme ni ma la ko waxee rek lu nit lu waaye mën a def l'essentiel na régulier li bon mooy li ñuy woowee les sportifs du dimanche chaque dimanche nga dem terrain daw fa rey fa sa bopp ba pare semaine bi yëpp doo def dara reposé waat nga toogaat ba dimanche loolu moom liggéey bu yàqu la il faut le faire régulièrement ak ñi nga xam dañu naan man damay lekk bu baax di mais damay tux mais damay sport bi dinañ ci déggal tabac beeg yooyu dinañ ci dikk mais du loo xam ne ànd na donc activité physique bi mooy première kii yu sama arme bi mooy A bi ñu ne R bi lan la ñu ne régime waaw bu ñu waxee régime nag daanaka sax waruñu woon wax régime parce que xam nga régime ça renvoie un peu à régiment
régiment nag boo ko déggee moom da lay yóbbu ci armée te armée xëy na ay instruction lañ lay jox defal nii nga war c'est un ordre c'est donc te malade bi boo toogee ak moom mel ni da nga koy jox ay ordre du ko def moo tax ñu ne waruñu woon wax sax régime lan la ñu war a wax c'est des mesures hygiéno-diététiques c'est un programme diététique boo xam ne dañu naan kat nit ki en fonction de ses besoins nii la war a lekk dafa nekk xale war a màgg donc am na lu mu soxla ci ay ferñeent yoo xam ne war na di ko lekk pour mën a màgg bu baax màggin bu baax. voilà bu dee mag am na lu mu soxla loo xam ne aussi war na di ko lekk pour mën a résister mën a continuer mën a vieillir bu baax. ba tax na diabétique bi en réalité bu ñu waxee régime lu tax ma ne c'est un programme diététique diabétique amul dara luñ ko tere. xam naa dana jaaxal ñu bari bu weesoo suukar bu weex bii nga xam ne moom dañuy suukare ay boissons ak yooyu kooku daal lay bàyyi. leneen la ca topp mooy graisse xam nga graisse bu ñu waxee graisse dañuy xalaat graisse animale wala graisse végétale les graisses animales graisse animale lu tax mu bon c'est parce que dafay fatt sidit yi day fatt sidit yi di joxe ay yenn complications yi lu demee ni hypertension artérielle AVC infarctus du myocarde ak yu mel noonu te boo seetoo télé tubaab yi bu ñu publicité ba pare dañuy bind ci suuf manger 5 fruits et légumes par jour manger moins gras moins sucré manger bouger ay message la yoo xam ne population générale bi ñoo ko moom te chance bi diabétique bi am mooy dañ ko koy fàttali ne ko il faut ngay lekk di yëngatu moytu graisse moytu suukar alors ci gàttal par rapport à régime bi rek diabétique bi dañu naan ko il faut manger un peu de tout. un peu de tout. waaw maanaam fu ne nga cof ca. fu ne nga cof ca. pourtant lekk bu normal sax loolu la. lekk ba suur loolu la moo war ñëpp nag mais malheureusement ni ñuy communiquer ak diabétique yi tax na ba dañuy jaaxle ba dootuñu xam lan la ñuy lekk mais diabétique bi en réalité moom mën na lekk un peu de tout bu dee nag diabétique boo xam ne dafa am yaram bu lekkee féculent yu bëri féculent mooy ay ceeb ak ay cere ay fonde ay laax ay mburu ay pat ak yooyu dafay gën a am yaram moo tax bu fekkee nit ki dafa am yaram dañu naan ko loolu da nga koy gën a wàññi mottali koog ay légumes ay fruits ak ndawal bu fekkee amul yaram ba pare actif war na mën a lekk lu ëpp féculent mottali koog yeneen ak yeneen lekk nag ba suur loolu mooy sama deuxième composante arme bi troisième bi mooy M bi di médicament yi di garab yi nga xam ne sa médecin bi lay traité mooy xam la gën ci yow mu bindal la ko c'est pas parce que madame Camara dafay naan garab gi rek man forcément diabétique loolu laa war a naan ku ci nekk ak la ngay fajoo diabétique de type 1 ba insuline lay soxla ki ñuy woowee type 2 mooy ki nga xam ne moom daf koo doon boole ay facteurs de risque cardiovasculaire yu lëkkaloo ba jox ko diabète moom am na xeetu garab yu muy naan yoo xam ne mooy tax suukaram wàcc naam moom bu yàggee suukaram quantité insuline bi mu am dafay wàcc ba dafay manqué ba day obligé di piqûre donc kooku aussi am na beneen xeetu traitement donc ma doon apparemment on a temps bi kay mooy dem mais docteur mais il faut ñu eggali aussi. waaw xanaa ma jéem a kii tuuti rek pour ñu mën a tënku. donc ci prise en charge bi maa ngi doon. E bi mooy lan moom. waaw M bi mooy médicament yi. E bi nag mooy équilibre. équilibre xam nga ARME la E bi mooy équilibre parce que diabète du wér. mais dañ koy équilibrer te lay tax nga équilibrer ko mooy la ñu jëkke mooy activité physique bi régime bi médicament yi moo lay yóbbu ci équilibre ca E ba muy A plus R plus M égale E bu ñu waxee équilibre nag sa xel ci balance lay dem balance yu jëkk ya nga xam ne ñaari plateau la daan am dañuy jël diabète bi tegee ko nii jël la koy équilibré ko tegee ko ne mooy activité physique régime ak médicament yi ñu ne nag pour mu mën a équilibré faaw lu ci nekk mat la mu doon ça veut dire que boo deful activité physique bu doy defoo sa régime jëloo say médicament sa équilibre doo ko am est-ce que comprendre nga mu mel ni diabète bi doo di peser 3 kilos ñu ne activité physique di 1 kilo régime bi di 1 kilo médicament yi di 1 kilo muy 3 kilos yooyu ñu mën a tolloo pour équilibrer ñi nga xam dañuy jaay muus nag dañu naan mais man damay def sport bu bari est-ce que mën naa tax ma bañ a régime ma ne ko mais kilo boo ci tegee benn gramme dootul kilo bu manqué benn gramme dootul kilo donc bu ci ne dafa war a mat kilo pour que ñetti kilos yi mën a équilibrer diabète bi
muy l'arme de l'équilibre. Ça veut dire que muy gànnaay boo xam ne diabétique bi mi ngi koy yor ci loxoom. bu wóor nag bu ko respecté rek équilibré bu ko respecté wul nag déséquilibre lay indi loolooy traitement bi. dégg ngeen. voilà kon traitement bi xam naa docteur moom xam naa ni di nga ñëwaat parce que lii nekk na loo xamante ni vraiment dañ ko war a toog faram fànce ko ba mu leer. parce que li nga wax nii surtout ci traitement bi yomb na ci jëfin wax dëgg yàlla su fekkente ni topp nañ ko parce que arme bi defe naa ne arme bu wóor la boo xam ne kuñ ko teg ci loxoom defe naa ni war ngaa mën a mucc ci li nga xamante ni mooy feebar bi ba yàlla def parce que gis naa man sama benn papa boo xamante ni bi muy am diabète mi ngi am ay presque ay 60 ans mais moom dund na presque 100 et quelques années. donc parce que li nga wax noonu man xam naa ko parce que dafa ñëw rek jël régime am topp li ñu koy wax di def li ñu koy def di dugg di li ko docteur yi sant rek loolu daan def terewul dund na yàlla dogal na mu dund ba am ba dépassé la centaine donc kon nga xam ne kon kooku aussi armam dëgëroon na te fort na yàlla yokk leeram jeng léegi docteur dañuy nekk nag mënuñu dex ci diabète ba pare te duñu wax contexte bi ñu nekk nga xamante ni diabétique yëpp seen fit yi dem nañ muy diabète ak Covid 19. waaw dëgg la man nag dama bëgg dalal xelu diabétique yi Covid 19 gaa ñëpp ko ragal. à commencer par man. commencé nañ ko ñeme parce que li ñuy dund ak moom dafa bari. dañuy am ci ay malades yu ko am ak nañ ko doon xalaate dafa bari ba xëy na commencé nañ ko ñeme. mais nag ma nga fa mu nekkoon ba tey. ñemewuñ ko sax dañ koo miin. dañ ko miin ma nga fa mu nekkoon ba tey. mais lu tax ma ne diabétique yi nag dama leen bëgg a rassurer. diabétique bi nga xam ne mi ngi def liñ ko sant. armam boobu mu gànnaayoo ko respecté ko. équilibré. bari nañ fi ñu ko am ñoo xam ne yàlla suturaal na leen ba ñu mucc ci feebar bi te defoon nañ ay formes graves. beneen secret bi mooy en plus de ça ku mu ci dal da ngay teel a dem kër docteur. waaw nga teel a consulter. bu ñu la teelee jël en charge mën nga cee mucc. muy diabétique nag di leneen mesure barrière yi nga xam ne dañ ko fee teg amul kenn ku ñu dispensé ci loolu. amul kenn koo xam ne dispensé nañ la ci mesure barrière yi nga amee comorbidité ou pas muy diabète di hypertension artérielle di insuffisance rénale di leneen di asthme ak lu mu mënti doon ak ki nga xam ne daa amul benn comorbidité ku ci sàggan ba mu dal la sa bakkan a ngi ci xottu pot mais nag secret bi daal mooy le diabétique di respecter ay traitement am di respecter ay rendez-vous am saa yuñ ko bindalee médicament mu jël ko correctement respecter régime am maanaam approprié wu arme de l'équilibre boobu ñu ko wax ak mesure barrière yi mën naa mucc ci feebar bi. mais docteur ñu bëri diabétique yi lan lañ ne dañ naan la dañuy wax ne diabète bi par exemple su la dalee yow boo amee diabète nga am Covid bi dafa am ay njeexital yoo xam da koy def ci sa yaram même bu fekkente yàlla may na la nga am mucc bakkan est-ce que loolu c'est avéré aussi. nga soxna jaari léeg-léeg ba ma ànd ak sama grand yi ak sama xarit docteur Ba di pelaale dama naan leen. Covid daal benn point d'interrogation bu mag laa ko tegal rek lu la ci waaye wax rek am na lu mu fàtte ba muy première vague ba pseudo experts yi bari woon nañ fi de chaque jour nit wax ci Covid man invité nañ ma fi bëgg maa waxloo ma ne leen demuma lu tax ma ne leen Covid jànguma ko université li ma ci xam li ngeen ci xam laa ci xam feebar la bu bees boo xam ne ñun ñëpp dañ ko découvrir xaw ma ci lu weesu li ngeen ci xam la ma ci xam daal lan la mesure barrière port systématique du masque te loolu chaque jour ñu wax ko ci rajo yi chaque jour ñu wax ko ci télé yi chaque jour ñu bind ko ci média yi kon nag loolu ku ko respecté def nga liñ la sant mais nag leneen lu ma lañ ca tegal wax naa lu ma neex parce que xaw ma ci tus ñi ko fi doon wax nag Covid li muy ndaw virus bi li muy ndaw yëpp fennoo la leen. te na leen de. ñoom ñëpp jaaxal na leen à commencer par les plus grands scientifiques mondiaux lañ ca doon wax yëpp amul li ñu war daal mooy moytu qu'on soit diabétique ou pas qu'on soit hypertendu ou pas respecter mesures yi nga xam ne moom la ñu édicté moytu vraiment jaxasoo yi moytu dëj yeeg ngénte yeeg loolu daal on ne le dira jamais assez. principale étude bi ñu fi defoon gis nañ ni kilifa yu bari yu génn àddina ci cérémonie familiale lañ ko jëlee te malheureusement ba léegi nag nit ñaa ngi ci ñu ngi continuer ba léegi nit ñaa ngi ci nit ñi duñu takk masque nit ñi mi ngi noonu daal soxna si. docteur xam naa pour jeexal rek malgré que ñi ngi wax gaa yi ngi të
defe naa loolu moo tax sax ñu forcé li nga xamante ni moom la ñuy célébrer tey mooy cérémonie de lancement li nga xamante ni mooy vaccin bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom la ñu nar a célébrer tey ci mardi gi. ana lan nga ci yan conseil laa lay laaj sa conseil laa lay wax par rapport ak sa kii est-ce que diabétique yi mën nañ ko jël. man daal lenn xam naa ko du ma diabétique de waaye danaa ñàkku de. dégg ngeen seen docteur nee na yéen diabétique yi dina ñàkk ko. danaa ñàkk kon loolu moom c'est un code. tey lañ waxoon nag la ñuy tàmbali dégg gu ma ñu wax ko ci hôpital bi nag mais yàkkamti naa ko. yàkkamti nga ko. te nag li ma leen di conseiller tamit nañu ñàkku. parce que ay nit yàq nañ fi suñu xel. mais ñooñu di yàq suñu xel lan lañ ñu proposer en contrepartie. bu leen ñàkku waaw ba tey mais dafa mel ni nga dox ba tàbbi ci teen. ñu jël benn buum yoor ko ne ko jafandul ci buum gi pour génn nga ne buum gi daa sew. wóorul bu ma ci jafandoo damay daanu yow yaa ngi ci biir déjà boo fa toogee dee yow koy feebar baa ngi nii amoo pexe ñu ne la ñàkkoo ngi nii ñàkkul boo ñàkkoo am nga chance su génn ci nga ni déedéet mais lu tax la ñuy wax naan ay ñàkk bi processus yañ doon suivre bu njëkk defuñu ko études yaak dugg na fii génn fii donc tax na ba wóoluwuñ ko mais toll nañ fii ci jamono ji foo xam ne gis nga virus bi ba mu génnee dañ koo seetaat ko ba xam na mu bindoo ba xam bu duggee ci yaramu nit nu muy def ak fa muy jaar ñu ne nag lan la ñuy def dañuy defar ñàkk boo xam ne bu duggee sa yaram buntu boobu la ñàkk bi tëj dootul gaañ bu ko defee virus bi du am fu mu jaar. très bien looloo tax lañ daan def bu njëkk naan foog ñu def ko nii expérimenté ko ci mala yi jóge fa dem ci nit jóge fa mu jaal def ñetti at doog a kii yooyu dañ koo weesu. vaccin génération yu bees yi ak niñ koy liggéeyee xarañ goo xam ne soxlaatu ñu jaar ci étape yooyu waaw te nag gis nga études yooyu ñu doon wax jaar nañ ca ba indi fa vaccin yoo xam ne de man de ku ma déggaloon bu ñu ne suba ñu commencé wàccu dégg nga vacciné wu plus tôt yaa fay jiitu ay ca defe naa ni kon waa askan wi nga xamante ni ñoom ñooy axlu diabétique dégg ngeen seen docteur li mu wax te defe naa ni moom su waxee rek defe naa ni yëf yi ferenkulaay na moom ci boppam nee na dina vacciné wu kon yéen matul ngeen di wax. leer na ma bu xënte ga amoon ci carte d'identité yi dina fi am. docteur bind ma ci sa liste bu njëkk bu ngeen yegsee fii nga woo ma téléphone ma ñëw Moussa di nga ñëw. Moussa ñun dañuy ñàkk ndax ñun ñooy dugg fu ne ñooy dem fu ne kon il faut ñu bokk ci ñàkk yi. nee naa jamono dana toll foo xam ne ni ñu rendre obligatoire vaccin yenn yi fièvre jaune ak yeneen. moom la ñuy def Covid bi moom la ñuy def. wallaay bëgg a dem màkk. boo ko deful doo dem wallaay parce que il faut ñu continuer dem Romit ñàkk woo doo dem kon nag nañ ñàkku kon nag nañ ñàkku loolu laa gis. voilà docteur dafa naa ni l'émission tire à sa fin doyalu xam naa dinañ ñëwaat ci beneen émission parce que li ne ci bopp bi xajul ci une heure de temps vraiment ñuy am kontaan ak mbégte aussi tamit di la dalal ci suñu émission disponibilité bi mais xam-xam bi moom macha allah gis nga tey sama caméraman daf maa yéex a sax signalé tellement que moom il était emporté par li ngay wax nii ak njëriñ li mu amal askan wi docteur koy sant koy gërëm sa dernier mot. jërëjëf donc man encore une fois maa ngi leen di gërëm di leen sant di découvrir émission boo xam ne xaw ma ko woon. pàcc mi ce sera l'occasion pour moi di ko suivre te xam naa ne ay thèmes yu intéressant ngeen ciy faral di développer di leen wax nag sama disponibilité aussi nee naa leen diabète comme moom rek laay xam moom laay gént bu may nelaw it moom laay gént fu ñu ma ca woo danaa ci wuyu danaa ci sawar lool pour dellu si ñu gën ci waxtaan jël temps boo xam ne dinañ ci waxtaan bu leen neexee sax ñu génn ci ay sous-thèmes yoo xam ne dañuy bu ko defee ñu gën ko faram-fàccee nit ñi gën ci jëlee njariñ jërëjëf docteur Jean-Michel Ndione defe naa ne askan wi ñoo la doon laajte askan waa ngi noonu kon mi ngi noonu seen docteur nekk diabétologue nekk chef de service du centre Diab Karmé nekk aussi doomu Thiès dëkk Thiès di jëriñ Thiès kon docteur Jean-Michel yàlla na sa jàmm yàgg mais du ma noppi te du ma remercier aussi sama mag bopp ji Irma Ngone Faye moom mi nga xamante ni moo nekkoon sama facilitatrice ba ma jot ci docteur mi nga xamante ni yàlla jot ci moom yombul aussi ba ñu mën a réaliser tey ji li nga xam ne mooy émission bi kon sant ak ngërëm ñeel la mais sant aussi ak ngërëm ñeel na tey sama caméraman du jour Moussa Top pañ mi rek
moom lay àndal saa su ne Moussa Mbaye di gërëm Daouda aussi sama xarit Modou Aïcha ñoom ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla démb laa leen wax émission bi ñu fexe ba mu nekk kon nga xamante ni ñoom santé rek moo lay war di ciy gërëm aussi sama PDG Pape Doumbouya docteur Ndione kooku nga xamante ni wér-gu-yaram moom moo ko jël sponsorisé ko boppam émission paj mi mu ne askan wi rek moom moo ko ñor doomu caali la comme yow dëkk caali donc askan wi rek moo ko ñor wér-gu-yaram askan wi nga di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission ak paj mi